asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di nuyu asalaamaaleykum partagez la vidéo sama gars yi rapidement benn live bu gàtt di nuyu May Diop maa ngi lay nuyu di nuyu Mamadou Moustapha Fall mon frère di nuyu Sali Diop Sali na nga def di nuyu samay sister yi nekk en ligne di nuyu donc Anchou di nuyu Alphonsine di nuyu Adjalaay salaamaaleykum Cheikh Sall mon petit frère maa ngi lay nuyu Khadim Mbaye sama xarit maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama gars yi partagé leen vidéo bi di wax ni que bu ma nekkoon en forme kon tey damay doon dugg live comme yenn say nu ma koy defee mardi mais xam ngeen ne temps yi moom mooy loolu di leen nuyu bu baax a baax di leen béggee nag yéen ñi nga xam ni yaa ngeen nekk ci réseaux sociaux yi di partager ak yéen Sali Diop jigéenu Assane ma petite sœur maa ngi lay nuyu di la nuyu bu baax a baax Penda Ndiaye maa ngi lay nuyu May Diop ma sœur maa ngi lay nuyu di leen wax ni partager leen vidéo bi partager leen live bi comme ça ñu mun a wax rapidement ci dama bëggoon wax ci benn fait buy def actualité bi muy marche bi nga xam ni gars yaa ngi koy organiser pour suñu frère Assane Diouf wax également ci événement yi nga xam ne ñoo accompagner li ñuy wax ni que dafa am rendez-vous boo xam ni franc-maçon yi dañ ko am Sénégal amal Sénégal di wax ni que Sénégal dëkk boo xam ni la dafa complexe parce que dëkk boo xam ne dafa bëri contradiction lu tax ma ni Sénégal dëkk bu am contradiction la Seynab maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ne dalal ak jàmm donc fan yi moom mooy loolu baisse de forme niga maa ngi lay nuyu bu baax di la féliciter aussi pour ton engagement di nuyu Pape Malick Diaw di nuyu donc képp koo xam ni képp koo xam ne yaa ngi en ligne maa ngi lay nuyu di la ne dalal ak jàmm ci live bu gàtt bi nga xam ne dama koy def pendant que je suis en déplacement di nuyu Soxna Oumy depuis l'Italie di nuyu suñu xarit yëpp n'est-ce pas di nuyu ma cousine Françoise sama turandoo sama cousine maa ngi lay nuyu namm naa la trop ça fait longtemps gisante wuñu gis nga de sa cause bi léegi dafay jëngu di wax li nga xam ne moo ko nakari ci réewam mu nekk loo xam ni c'est pas ni dañoo bañ nit du parce que dañoo bañ nit du parce que dañoo am ku ñu dañuy yónni santaane ay bañante li ñuy wax ci démocratie rek la musuñu dox ci luy suuxali haine musuñu dox ci lu bon musuñu dox ci luy indi luy féewale ay nit musuñu dox ci lu bon musuñu dox ci lu amul njëriñ donc duñ ko commencer léegi ba ñu demee ba xàmmee am njaboot n'est-ce pas ñu doo dugg ci yu mel noonu xaaral ma dem ci biti parce que su ma taalul kii bi oto bi dafay tàng donc sama gars yi di wax ni que le 2 incha allah ñu ngi leen di woo pour que ngeen dem ci marche boobu nga xam ne dañ ko organiser pour Assane Diouf. Pourquoi ñu organiser marche pour Assane Diouf parce que dañoo xam ni que Assane Sénégal la doon xeexal li mu doon wax yëpp njëriñu Sénégal la mun nañu bañ a d'accord les uns et les autres sur la manière de dire ces vérités là mais vérités yi kenn mënu ci wàññi dara kenn mënu cee dindi dara di ziyaare bu baax sama soppe Fatou Ndiaye sama sœur Kepson maa ngi lay nuyu bu baax Kepson moom su may paree di la woo parce que yow gëj naa la dégg xaw ma ci loo nekk bàyyi nga sa sœur te du dëgg du yoon damay kaas de damay def grève man tam Diouf Massamba maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Bilo Ba sama doom depuis l'Espagne maa ngi lay nuyu donc di nuyu Yamoun Cissé sister maa ngi lay nuyu bu baax a baax One Love sister di nuyu Mohamed Koulibaly kooku vétéran la ci combat bi yàgg naa xeex ak moom ànd ak moom di xeex ci réseau yi depuis 2012 gënoon nañoo nekk nag benn mais xam nga rek àddina noonu la demee
les gens évoluent dans leur combat et dans leur ni ñu gisee combat bi parce que na ma doon xeexee 2012 bokkul ak ni may xeexee léegi parce que beaucoup de temps est passé par là. Mbacké Baro One Love nday neex ma chérie maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Absa Balago di ko béggee bu baax a baax di nuyu ma nièce Philomène Socé di nuyu waa Team Roubé yëpp donc di nuyu Dior Dieye sama sœur di nuyu Omar Ndiaye parce que yéen may leen ma tuuti ma mun a nuyu sama gars yi Kodou Lipka depuis Germany donc yéen aussi il faut ma leen di nuyu parce que loolu mooy li nga xam ni rek mën naa leen ko delloo njukkal ci xeex bi ngeen di xeex mu nekk xeex bu métti man boo ma xoolee sax xool sama kanam ni ma mel ren nga xool na ma meloon daaw ngeen xam ni que xeex bi métti na métti goo xam ne du n'importe qui moo ko mën ku bëggul Sénégal dëgg doo mën a continuer doo ci mën a wéy il faut ma toog dama xaw a faible di wax ni que dër bi yow maa ngi leen nuyu bu baax jàmbaar di leen béggi bu baax partager leen vidéo bi Assane Diouf su may wax ci Assane Diouf ngeen naan ma waxal ci Sénégal waxu Assane Diouf ci Sénégal la bokk sama gars yi bu ci kenn mer bu ci kenn am neneen noo koy gisee lu dul ni Françoise Hélène Gaye toujours li nga xam ne principe yi nga xam ne mooy tax ba Sénégal nekk république bu ñu teg ci yoon république boo xam ne dañ koo teg ci justice ci lay xeex ci lay sax waaw donc di wax ni que Assane Diouf su ma ciy wax tey parce que le 2 on a décidé de faire une marche pour Assane Diouf pour réclamer sa libération mu nekk loo xam ne képp kuy sénégalais war nga cee taxaw pour le principe xeexoo parce que Assane Diouf sa mbokk la man xamuma Assane Diouf personnellement ma koy répéter xamuma Assane Diouf personnellement waaw man mënuma fexe ba am connexion bu baax xeexuma parce que dama xam Assane Diouf wala dama nekk mbokk Assane Diouf wala dama nekk jabaru Assane Diouf damay xeexal Assane Diouf damay xeex di wax Assane Diouf di ko défendre parce que c'est un Sénégalais parce que saa yu ñu violer les droits d'un Sénégalais ku mu mënti doon violer nañu man samay droits loolu mooy problème bi ba ñu violer les droits de citoyen bi tudd Khalifa Sall dama jóg défendre ko te xamuma ko musuma ko gis musuma taxaw ak moom ba ñu violer les droits du citoyen Karim Wade noonu laa taxawee xeexal ko n'est-ce pas dama ko xeexal te xamuma ko musuma ko jege donc xeex bi da ngeen di xam ni que du xeex parce que da nga xam nit ki wala da nga bokk ak moom parti n'est-ce pas mais da ngay xeex ak moom parce que lii ko daal li daanu ci kawam mbala li muy wax dëgg la te da nga ko war a jàppale ci loolu. Maintenant Assane Diouf donc ñu ngi koy defal marche le 2 xamaguma place bi parce que sama gars yi il faut que ngeen xam ni que damay xeex rek pour le principe du ni dama sës ci Assane xam léppam xam ay mbiram li ma leen mën a wax mooy xeex bi daal toog leen déglu Ousmane Tounkara ak ñiy liggéey ak moom sur le terrain dinañ leen wax ban heure ban place parce que xam naa ni am na loo xam ne dinañ ko def le 2 mais xamuma exactement ban heure la d'accord xawma ban place lañ koy defee li ma xam comme information mooy bëgg naa ni yéen ñëpp képp koo xam ni mën nga ko nga taxawal Assane Diouf jour boobu ci place boobu nga taxawal Sénégal ci place boobu parce que xam ngeen Sénégal nu mu taxawee xam ngeen Sénégal nu mu demee yéen ñëpp xam ngeen ko xam ngeen Sénégal nu mu méttee suñuy relation suñuy diggante ñun sénégalais xam ngeen nu mu méttee di fàttali ni que ba may xam Assane Diouf xamuma woon ni dafa am dossier immigration parce que musuma woon wax ak moom ci des affaires privées dama koy partager bu paree woo ma ñu waxtaan maa ngi nii sama place waxtaan foo ree donc musuma xam situation immigration u Assane Diouf ba ma ko gisee muy xeex boo xam ni pour Sénégal la dama jóg jàpp ci ni ma ko mënee mooy comme ni may partager képp koo xam ni gis naa ngay wax ci waxu Sénégal
donc noonu laa gisee benn doomu Sénégal di wax ci Sénégal ma partagé vidéo am yàlla dogal ba ma partagé vidéo am du ni dama doon waxtaan ak moom ne ko lii ngay wax Assane du genre boobu du ko nit mën a wax lii ngay def moom moo amoon plan de combat ma koy partagé comme ni may partagé képp koo xam ni gis naa la ngay wax lu am solo pour Sénégal noonu la demee. donc musuñu def ay réunion ay concertation kaay ñu wax lii kaay ñu def lii ni lañ koy defee jour ba ñu jàpp Assane Diouf ba ma toogee ba ma yëgee ni jàpp nañu Assane Diouf daf ma woo ne ma France sister maa ngi nii ñu jàpp maa ngi nii ci locaux police ñoom ñëw nañ ma jël si FBI def naa la ma wax daf ma ne FBI ne ma il faut nga dugg live dama bëgg loolu sama gars yi ngeen déglu ko parce que c'est l'histoire de naka laa ànd ak Assane Diouf dugg ne ma dañ ma jàpp bëgg naa wax ak sénégalais yi dama bëgg nga dem dugg live gis ngeen boo leen ma xoolee ni ma toogee xam ngeen ni du ko toog pour dugg live du ko toog pour préparer am lu muy def wala lenn na mu ma waxee duggal live noonu laa duggee live toog ndax tiit parce que xalaatuma man musuma nekk nit kuy xam ay police wala ay gendarmerie wala ay tribunal donc boo ma waxee man police wax ma ay gendarmerie sama fit dafay rëcc parce que xamuma ko ba ma nee nag donc jàpp nañ ma dugal live na mu ko waxee dama jël sama caméra daal di ko taal daal di toog dafa garder ligne ba may laata toog mu woote waat fekk jabaram moo koy may pour mu mun a wax ak man mu ne ma ne ko maa ngi nii dugg naa nit ñaa ngi ñëw public baa ngi commencé dugg si donc maak Assane Diouf sur la tombe de mon père musuñu wax concerté lii lañ koy defee nii lañ koy waxee musuta am dama dugg ci benn xeex boo xam ne dama fekk nit ki di xeexal Sénégal ma gis mu nekk ci problème ma daal di tëb jàppale ko comme ni may def su ma romboon fii tey jii gis benn nit nekk ci problème noonu lay taxawee xeexal ko yaa ngeen may dégg musuñu teg plan yi nii la ñuy xeexee musuñu teg plan yi ba fii lañ koy yóbbu te mës naa ko wax ci enregistrement boobu waa jooju am na benn waay ju ma enregistré maa ngi doon wax ni que musuñu planifier dara dama koy partagel boo leen demee tey ñi may partagel yëpp amul kenn koo xam ne dama planifier ak yow ne la parti la ñuy def nii lañ koy defee wala nii wala naa parce que nekkuñu dans ces logiques le combat bii ñuy xeex nii demewul noonu du ay complot ñun nekkuñu ci ay complot nekkuñu ci ay teg ay deal man Assane Diouf dama ko gis mu taxaw di live ma partagé 1 mois après ba ma ko musuma ko gis mais mu am problème ma ni damay taxaw xeexal ko te boo leen fàttalikoo jamono yee neewoon naa leen bés bu waa këram taxawee xeexal ko bés bu ma gisee ay njabootam taxaw xeexal ko dinaa mën a noppalu parce que sonn naa te effectivement sonn naa ba ci kanamu yàlla parce que da ngay xeexal Assane Diouf dëkk bi yëpp noonu Assane Diouf yi di la xeex parce que jàpp nañu ni que yow da nga leen waxloo yow yaa leen santaane ñu def leen lenn loo xam ne neexul leen ñi nga xam ne dañoo bëgg Assane Diouf wëlbatiku ñi nga xam ne xamuñu ma woon wëlbatiku defee ni que man dama ànd ak Assane Diouf parce que dafa am lu ma ciy am wala dafa am lu ma ciy yaakaar wala dafa am loo xam ne mënalu ma ko man sama bopp may yaakaar ne Assane Diouf mën na ma ko defal ma ni sama mbokk yi man Sénégal laa doon xeexal Sénégal lay xeexal démb Sénégal lay xeexal tey Sénégal lay xeexal ëllëg d'abord ku ma gis nag ngay xeexal Sénégal ma jàppale la ma jàpp ci parce que damay jàpp ni mag yow ñoo bokk xeex lii may def amuma ci salaire amuma ci patron am naa ci nag ay compagnons de combat Assane Diouf benn ci ñoom la j'ai des compagnons de combat mais j'ai pas de patron ma bëgg loolu leer ci bopp ñëpp alors aujourd'hui étape bi ñu nekk fii sama live passé wax naa leen ni amul kenn Sénégal ku taxaw di xeexal Assane Diouf raison yi tax ba kenn nangoowul wax ubbi gémmiñam même ñi koy mbuboo internet bu ñu taxawee ci terrain bi duñu tudd turu Assane Diouf na ngeen ko seetlu ñay tudd
mbubboo Assane Diouf bu ñu taxawee fa nga xam ne fa la ñuy waxee pour ay homme politique duñu fa tudd Assane Diouf seen choix la yónnee naa nag ndaw pour ñu waxtaan ak Assane Diouf ñu xam moom lan la bëgg fan la bëgg dem fan la bëgg a yegg ak nan la bëgg a xeex bi léegi dinañ man Françoise dama bëggoon xam nan lay def ak surtout ñooñu nga xam ne dañoo bëgg Assane te bëgguñu Françoise képp koo xam ne Françoise da lay déranger ma lay wax bis ni ki tey mën nga toog xaar ba Assane Diouf génn mu wax la lan ngay def ak nan nga koy doxalee man maa ngi liggéey ci pour Sénégal avec un mouvement qui s'appelle le Sénégal rek mu nekk mouvement boo xam ne dem ci waxtaanoo ak Assane Diouf tour bi nga xam ne mooy Sénégal rek ki tudd Omar Ndiaye benn waaju tudd Omar Ndiaye moo ma ko waxoon ma jël tour boobu def ko boo leen di seetlu groupe WhatsApp yi ñu jël groupe WhatsApp yi dugal ko tuddee ko Sénégal rek muy suñu turu mouvement ba Assane Diouf ñëwee di wax lu jëm ci mouvement ma ni ko man de maa ngi liggéey ci mouvement bu tudd Sénégal rek mu ne ma yokk ci officiel ma ni ko y a pas de souci dinaa ko ci yokk ñu ànd liggéey donc tey jii mu am ñoo xam ni jël nañu tur bi ma waxoon leen nañ ci ubbi ay groupe messenger ñu ubbi ci groupe messenger dem nañu ba tey dañ koy xëccoo amul problème Françoise moom li ci boppam kenn mënu ko xëccoo li mu mën kenn mënu ko xëccoo donc di leen wax ni que page créé naa page boo xam ne képp koo xam ne bëgg nga Sénégal na nga xam ne yaa ngi ci biir képp koo xam ne bëgg nga liggéeyal Assane Diouf foo dégg ñuy liggéeyal Assane Diouf na nga dem taxaw foofu képp koo xam ne ñu ngi liggéeyal bu ñuy liggéeyal Sénégal bëgg nga liggéeyal Sénégal koo dégg mu ngi liggéeyal Sénégal te mu wóor la nga wóolu ko demal jàppale ko parce que Sénégal rek moo am solo Sénégal moo compté ak la libération de Assane Diouf tey Assane Diouf free génn dem uuf njabootam maa ngi ci combat ba ma nekkoon démb maa ngi ci tey maa ngi ci ëllëg avec le mouvement Sénégal rek ma leen di wax ngeen dem aimer la page officielle benn pour ma boo leen ma bëggee jàppale allez aimer la page officielle du mouvement Sénégal rek image boobu di logo bi symboliser la pirogue symboliser le Sénégal d'accord defe naa ni suñu gaal gi du ñun ñoo ko créé dañoo jël lu existe déjà ñu yokk ko ci mooy suñu gaal gi nga xam ne dafa nekkoon ci suuf ñu koy joow mu téye dem ñu jël ko aj ko ci kaw muy signe espoir un signe d'espoir donc gaal bi nekk ci kaw ñu koy joow léegi ñu gis ni gaal bi di bouger di dem ci kanam parce que ñu ngi liggéeyandoo ensemble ñu leen di invité yéen ñëpp ngeen liggéeyandoo ensemble ñu liggéeyandoo ensemble gaal bi dem kanam mais dans la discipline et le respect mutuel et la vérité donc di leen invité yéen ñëpp na ngeen déglu dem le 2 ngeen pare le 2 ngeen dem taxawal Assane Diouf ngeen taxaw réclamer sa libération parce que Macky Sall da koo séquestré loolu mooy dëgg bi Macky Sall dafa séquestré Assane Diouf deful lu war a tax mu toog prison tey ma leen di fàttali ni prison Sénégal amul kenn ku fay toog tey te mu maanaam ku mel ni Khalifa Sall wala Assane Diouf déli bàyyiwu leen fa bëgg-bëgg Macky Sall moo leen fa bàyyi c'est-à-dire que le magistrat le procureur de la République du Sénégal s'appelle Macky Sall en réalité le procureur du Sénégal s'appelle Macky Sall parce que mooy kii nga xam ne bu ko neexee mu tëj bu ko neexee mu jàpp bu ko neexee mu libéré bu ko neexee mu exilé donc dafa am koo xam ne rek da ko faa teg ne ko jouer comme bu ñu nekkee dañuy def dessin animé yow daal defal comme rôle bii rek yow lii mooy sa rôle. ok donc di wax mbokk yi le procureur de la République s'appelle Macky Sall képp koo xam ne gêné nga ko mu jël la téye la ba xolam sedd ba bu soxlaam bu aajoom fajoo mu doog la bàyyi te xam nañu li tax mu jàppale Macky Assane
moo tax mu jàpp Khalifa Sall mooy képp ku koy gàllankoor pour deuxième mandat bi nga xam ni fa la ci la teg bakkanam man kenn comprendre lu tax. maa ngi lay jégalu bu baax Sister Dior yow di nga tax sax ma dugg mu ngi doon wàcc woote mais xaaral Dior dugal ci live bi ma mun la dugal ci écran bi boo duggee ci live bi ma mun la dugal ci écran bi Sister Dior parce que fi may wootee sama kii bi lay defee live sama téléphone lay defee live Sister. bu kenn jotee Dior ne leen ko dama nekk live ci sama téléphone bu wootee bu duggee ci live bi man dinaa ko mën a dugal ci écran bi. Effectivement, Macky Sall est le procureur de l'Alliance pour la République. Moi, procureur de la République aussi. Parce que Sister Dior maa ngi lay bëggee bu baax a baax yow moom bëgg nga Assane que bëgg nga Assane moom lu ma leer la. Aïda Touré xaaral ma dugal la si ma xool ndax mën naa la dugal ma dugal la Khady Ndoye xaar ma dugal Aïda. sama gars yi di wax ni que Sénégal ñun ñoo ko bokk Sister accepté Sister Aïda Touré accepté naa la. gis nga Modou Niang àddina du doxee noonu ñun Sénégal benn bopp la on a des différences on a des difficultés sur le plan de la démocratie bu mu tax ñu noonoo man de gay taluma loolu am na loo xam ne taluma ko am na loo xam ne mënuma ko te duma ci forcer sama bopp di leen wax que képp koo xam ne gëm nga Sénégal buñ la waxee nga dem taxaw le 2 taxaw leen fa won Assane Diouf ni combat am ñun gis nañ ko won nañ ko respecté nañ ko. Allô, bonsoir. Bonsoir Sister. xaaral ma reer ba pare. waaw mais bu dañ la gis. maa ngi doog wàcc xaaral ma reer ba pare. waaw xaaral ma reer ba pare. ah yaa ngi en direct de nga naan xaaral ma reer ba pare. yaa ngi ci écran bi yaa ngi en direct. ok xaaral ma coupé ko xaaral ma coupé la Sister. Parego. Voilà donc sama gars yi di wax ni que actuellement dama xaw a faible moo tax sama wax moom mooy loolu c'est compliqué bu ba gars yi di wax yéen lu tax ba Macky Sall di saaga kilifa yi lu tax yéen doolu leen woon wax yéen ñi nga xam ni saaga yi ngeen ñuy indil Assane dafa doon saaga Assane dafa doon saaga Macky Sall ba muy saaga Maodo foo leen nekkoon Macky Sall ba muy saaga Sénégalais yi jël seen 52 milliards yi foo leen nekk foo leen di xoolee loolu moo amul saaga bu ko gën a grave Macky Sall ba muy saaga Abdoulaye Wade foo leen nekkoon 2012 Macky Sall dem na ba ngemba Abdoulaye Wade ngemba laa la wax de ngemba dafay Abdoulaye Wade tëye ko di wone ni mu koy daanee loolu am na saaga bu ko gën a grave Assane Diouf defu ko loolu fu leen nekkoon ba Macky Sall di solal Abdoulaye Wade ngemb di won ni mu koy daanee ni mu koy defee duñ xam ne ban technique ci làmb lañ koy waxee daal di ko wëree Sénégal bi yëpp fu leen nekkoon mais Sénégal la ñuy wax dëgg. am na ñoo xam ne mérité wuñu sax ñu leen di tontu parce que doomu xaram weesuwul nga bañ a yéene sa bopp lu baax bañ a yéene sa bopp respecté ñu respecté ko nit koo xam ne respecté wul boppam ba yéenewul ñu respecté ko kuy xeex pour ñu respecté ko day taxaw di ko saaga mooy ni ñooñu mooy ñi nga xam ni vraiment ñoo tax ba tey ñu nekk fii ñu nekk ni mënuñu dem Sénégal du dem ak ay jaam yu mel noonu mooy ñi nga xam ne nee naa leen ba tubaab yi ñëwee woon di jël suñuy maam du tubaab yi ñoo doon dugg ci village yi di génne suñuy maam de ñu mel ni Modou Lo mi ñoo doon dugg ci village yi dem doog seeni morom yenu leen
ñëw jox tubaab bi fàtte xaju fii Macky Sall la mu def fii ci ay saaga man mii def ma saagaloo ay at ay nitam en tout cas ñoo xam ne palais lay seen bureau yi nekk dañ ma saaga ba ma sonn kenn musu koo kaas benn imam musu koo kaas benn labbe musu koo kaas saaga yi Macky Sall doon saaga may ñëw ci dernier point bi ma xam ne moom laa bëggoon a wax tey sama gars yi dernier point bi mooy lan maa ngi dégg ay nit di mer parce que Rihanna day ñëw Sénégal ñu ne Rihanna warut a ñëw Sénégal waa mais sama gars yi mais lu weesu Rihanna mu ngi Sénégal lu yees Rihanna mu ngi Sénégal Sister Dior please call ma dugal la ci kii bi wooteel ma dugal la ci caméra bi mbala ma bàyyi xëy na ñu def benn live ensemble suba wala ginnaaw suba waa d'accord Sister Dior ok all right waxal Dior ni maay dégg naa li mu wax sama gars yi di leen wax ni que parce que man saa yu ma toogee di wax man su ma mënut a wax dëgg rek su ma mënut a wax dëgg rek ñu bàyyi ma bañ a wax bu fekkee ni tey dañuy bañ ni Rihanna ñëw Sénégal kon nañu wax ci Macky Sall góor Macky Sall ñi sàcc suñu xaalis te mu bàyyi leen ñuy nangi si dëkk bi na leen dem tëji sàcc moo gën a grave sàcc moo gën a grave laa wax sàcc moo gën a grave que Rihanna ñëw Sénégal te Macky Sall bés mu ne mu sàcc suñu xaalis waxu leen Dior dugal Dior accepte nga dugg ma ne Rihanna sàccul te dafa ñëw pour dimbale ay askanu Sénégal lu quel que soit moom ay conviction religieuse sur le plan de la religion ma ne nañu wax ci sàcc yi tambaambaalu Sénégal te kenn waxu leen dara nañu wax ok Dior nañu wax ci ñuy violé ay doomu jàmbur te ñu libéré leen ñuy tambaambaalu ci dëkk bi nañu wax ci ñi ñu jàpp ñu surfacturation ñu jàpp leen te libéré leen nañu wax ci suñu pétrole bi ñu jox Aliou Sall bu fekkee ni da ngeen wax ci Sénégal rek wax leen ci scandale yi nga xam ni moo tax ba Sénégal di suux yaa ngeen noppi di seetaan Macky Sall jël suñu 52 milliards ne daf ciy defal ay pièces d'identité ba tey jii ana pièces d'identité yi gisu leen pièces d'identité man awma pièce d'identité samay ñaata millions 2 millions 500 sénégalais amuñu pièce d'identité 2 millions 500 sénégalais tey dañoo nekk ay sans papier te Macky Sall tax lu tax yéen ñiy bañ Rihanna ñëw Sénégal ak sénégalais yi toog nekk sans papier seen dëkk ban moo gën a grave Macky Sall tey mu ngi seetaan ab nit jógee fa mu dëkk dem kër Assane Diouf ñëw ne dama koy rey ñu war mu ne day rey si Assane Diouf jotul ci Assane Diouf te kooku moo ngi ni waa kër Assane Diouf mu yàq seen alal agressé leen seen kër toj seen i bagages ne dafay ñëw pour rey Assane Diouf ba tey jii Macky Sall waxu ci dara yéen waxu leen ci dara ngeen ni Rihanna ba mu ñëw lan loolu Mame Mor Mbaye def ak li Rihanna nar a ñëw Sénégal lan moo gën a grave sama mbokk yi nañuy waxante dëgg Sénégal il faut ñu jàng di waxante dëgg il faut ñu jàng di waxante dëgg Sénégal